9h jot na Coupe d'Afrique bi war a commencé fii léegi le 9 incha allah. Sénégal war a dugg en lice su ma juumul le 13 wala le 10. le 10 la war a dugg en lice pour premier match am deuxième match am le 13. démb nag ñu jox leen drapeau bi cante yeeg lépp jëndoon na. mais li ma si tiital de mooy suñu gaynde yi demaguñ di corona. man comme équipe yëpp pratiquement équipe nationale yëpp am ay cas. 6 suspect lañ am waaw 6 suspect ak 3 cas positifs. donc am na ñu wér tamit ñi amoon jot a wér xam naa dinañ ci ñëwaat sax mais dañuy dugg rek directement am comme ni nga ko waxee ndax li gën a fës mooy li nga xam ne moo nekk remise de drapeau bi donc sànq xaw nañ koo cof sax waaye xam naa bu fekkee ne régie pare na rek ndax démb am na Macky Sall discours bu mu fa tenir ñu bëri nag jàpp ne discours boobu moo nekk discours buy sénégalais yi di wax ci place publique bi ak li ñu bëgg comme ni ko honorable waxee sànq loolu moo nekk discours bu Macky tenir démb te loolu moo nekk liñ doon xaarandi ci président de la république mu amal ko kon Thierno wala Aliou bu paree rek ñu déglu Macky rayante ko indil ñu coupe bi parce que mën ngeen ko li des rek mooy volonté bi ak li ñu wax fight bi foog ngeen xeex nag foog mu metti foog ngeen jëli ko loolu rek mooy def différence bi vous êtes les meilleurs au plan tactique au plan technique au plan qualitatif kon lii des mooy cette hargne de vaincre cette volonté bi nga xam ne mooy tax koo leen dajal duma ko ñun ñaan nañu man kat mënuñ dugg ci terrain bi di cëppi-cëppi ça c'est fini ñaan lañu mën dinañ leen ñaanal dañu wàccee kaamil ñu yor bible yi wàccee ay bible ñu yor affaire yeneen yi def ko ñoom Seydou lépp loo leen am boo leen yóbboo génnee ko pour xale yi am ndam waaye nag ñoom ñooy nekk 11 ci terrain bi. voilà jërëjëf Aliou honorable sa président nee na ñu wàccee kaamil ak wàccee bi xaritam waaw suñu président waaw président rek laa wax quoi man nag li ma si jaaxal mooy wàccee bible nag xaw ma bible ndax dinañ ko wàccee wala duñ ko bible moom dama koy jàng ña xam nga saa bible moom li ma mooy téere la boo xamante ni benn yoon sala benn yoon mooy Isa Mariam wax dëgg yàlla ñun comme li ma faral wax rek ñun yonent sallallahu alayhi wasallam dañoo wax ni bépp yonente boo xamante ni sama borom wàcce na ko gëm nañu yonente boobu moom kooku tamit bible bi man dama koy jàng comme chrétien di jàng alxuraan parce que histoire lay nett na ñaan la waa maanaam boo gisee kàddu gi saa dafay wax prière ñaan kenn ku nekk fa nga bokk nga ñaan ndax am na ñu nekk si équipe ñoo xamante ni gëmuñu. voilà gëmuñu. waaw wàccee bi turu wàccee bi maanaam. ak wàccee bi waaw xam naa moom ay salaatul ala faat. moom luy problème moom problème mooy dafa man amul xam-xam. loolu mooy problème dëgg-dëgg. xam nga amul xam-xam. man loolu ma si jaaxal. loolu passé salaatul ala faat. te xam nga mënut a ñàkk di bañ di wax yenn yi waaye amul conseil boo xam ne dana ko mën di wax si loolu mais xam nga c'est bien ça parce que tey wax na loo xam ne tax na Sénégalais sax di xaw a ree aussi wax na loo xamante ni bëgg-bëggu Sénégalais yi. kon moom tàmmul wax ñuy ree. ah non tàmmul wax ñuy ree parce que xam nga Macky Sall yàlla moo ko bind noonu. moo ko bindee noonu voilà jërëjëf kon wax na lu am solo si li nga xam ne aussi bëri na yàgg na Sénégalais lu ñuy koy wax si équipe nationale parce que des fois dinañ am ay joueurs yu talentueux joueurs yu mën a dugal joueurs yu mën a lii mën a lële. mais des fois ñu bëri dañuy jàpp ne manque de volonté dafay am ak suñ demee Coupe d'Afrique maanaam hargne bu ñu waroon am pour gagner dafa mel ni dafay xaw a manqué donc tout le temps loolu Sénégalais yi yàgg nañ di ko wax si certains suñu joueurs yi nga xam ne ay stars lañ nga xam buñ jógee fële ci Europe suñ ñëwee ñenn ñi di bañ a gaañu ñenn ñi di bañ daal ay yeneen yoo xam ne yeneen considération yoo xam ne la day utee football. te di ko am na lu wax lu am solo mooy sama équipe bi mu ne daneen xool ni Allemand yi di footballee. ah waaw donc mooy hargne boobu efficace ñoom bu ñu jógee bu ma saa jógee Kaolack ñuy ñëw Fatick daa solo mais moom ay daan carax la daa sol bu daan football waaw maanaam ma saa di football ci fu Fatick jóge fële ñëw vacances daal carax lañ sol ñu koy wax moom Messi maanaam Messi lañ ko Messi waaw mais xam nga moom booba yàlla moo dogal benn tur lañ ko tuddi woon rek xam nga turu séeréer yooyu noonu benn waa bax de bàyyi mbabal gi fii nii mu sol sama xarit bu may nettali histoire bu mag yi damay toog ba si yàgg maanaam di ko ree ma xam ni kii nii la war a mel mbabal lay sol ak yaram bëgg a football te fu mu dóoree maanaam bal bi daanu suuf
am na benn vidéo bu ma am woo daal ni ko mën a basi waaw am na fu ma ko gisee muy football fële ca place ba jamono yooyu mais lajj la fa def lajj ban lajj waaw maa ngi nuyu passage sama xarit vraiment sama xarit la quoi maa ngi nuyu passage waaw di xam ni il faut que mu comprendre ni Sénégal yi moom li ñu soxla daal mooy lii mooy est-ce que léegi nay wax daal li Sénégal yi bëgg di ko wax ci suuf te mënuñu ko wax ci kaw mooy njiitu réew mi discours bu am solo jëmee ko ci Lions yi nan ko dégg nag gis nga gaynde am na solo lool waaye gaynde gu xiif baaxul gaynde day dégg jàpp. waaw mais gaynde gu xiif baaxul voilà kon jërëjëf ñu dañuy continuer rek loolu ba tey ci remise de drapeau ba ndax bëri na ay ñi nga xam ne anciens internationaux lañ leen di wax yu ko fekkee woon ko ci mel ni El Hadj Ousseynou Diouf donc ba kii bi pare sax moom am na ay kaddu yu mu fa jot a rusandil bañ fa demee taataan nañ ay kaddu bu nekkee pare na Aliou Ba nga indil ñu kaddu El Hadj Diouf. def ba pare maintenant li fi ñëpp deful lay xaar et il a donné les moyens pour la fédération a travaillé pour et maintenant la balle est dans le camp des joueurs coupe la ñu soxla et je crois que maintenant leer na lépp lu ñu def lu dul coupe je crois que aujourd'hui sant nañu ko mais je crois que aussi il faut que population bi wan joueurs yi ni leen ñoo ngi seen gannaaw supporter nañu def nañu lépp lu ci war maintenant yéen rek a si des. voilà kon ñoom doo nga ci des fi mu toll nii je pense que président wala sénégalais yi def nañ lu leen war fédération xëj na def na li ko war donc li ci des mooy dem rek jéem a xool nu ñuy def ba def li nga xam ne kenn mosu ko fee def mooy gagné coupe bi ndax bu dee final dem nañ fa demati fa bu dee coupe du monde qualifié nañ fa donc li ci des d'abord balaa coupe du monde mooy li nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi nga xam ne Sénégal mosu koo gagné. donc moom man laaj est-ce que moom mas na dem comme football yi ak condition yi mu nekkee woon pour mas a xalaat wax président de la République moom mi maanaam moo ko moom moom El Hadj Diouf parce que ban waree gañu coupe ci ministre ci jamono gañu coupe responsable bu rëy la si woon jamono question boobu nag maa ngi koy laaj ñàkk yenn compétition yi. voilà te mu fekkoon ko fi nga xamante ni moom responsable mag la si parce que jamono yooyu noonu fi Sénégal tolloon Sénégal toll fi jamono yi toll ni may wax ak yow léegi da nga chance bi ñu amoon boobu tamit amuñu ko fii may wax ak yow moom ban responsabilité la ci am. responsabilité mooy dafa waroon na maanaam fexe ba équipe bi ñoom Kalidou Fadiga gi te moom moo nekk responsable bi parce que ñoom ñu fexe ba jamono ñu indi woon coupe bi njëkk waroon na njëkk a ñëw fii nii rawat na bi ñu def woon ñun suñu dëkk te nga xamante ni maanaam erreur bi nga xamante ne gagné woon ko si ñoom la jóge ñoom siyeer yi kaddu président de la république yi dafa war ko delloowaat xel ci moom ba mu fa tollee la mu defoon ba loolu amutoon ñaax seen siyeer yi lu am solo la mais dafa am noo leen di ñaaxe mooy man def naa fii laa yem ne lii moo tax jëlum woon ko bi na ngeen moytu loolu noonu loolu mooy communication. waaw xëy na loolu mais relation bi mu war a am ak ñoom. mais des na aussi. mais loolu xam naa en interne. waaw en interne xëy na dina ko wax ak non amul parce que relation bi mu war a am ak siyeer yi des na man xam naa si dara. El Hadj Diouf waaw. pourtant ñu gis nañ ni ko ni mu jege. équipe bi loolu ay kii la rek ay c'est une masque communication. kon yow da ngaa bokk ne ci ñu jàpp ne jubóowul ak yenn joueurs yi. jubóowul ak staff technique bi am na si mais politique rek moo ko fa bàyyi. am na si parce que El Hadj Diouf lu tax ñu namee ko maanaam mu nekk conseil Macky Sall politique a tax ñu namee ko parce que day défendre Macky Sall. d'accord. waaw kon yeneen honorable mu ngi dugg si yeneen facette loolu exclusif yeneen facette non li muy wax xam na ko parce que am na si loo xam ne aussi on sait El Hadj Diouf sax booy xool ni mu taxawee woon am na ay yenn année ak léegi ay discours am xaw na changé tuuti bu dee am na si donc loolu luy honorable wax moom du honorable rek moo ko wax ñëpp jàpp nañ ne joueur cadre yi surtout jubóowul ak ñoom yi nekk actuellement ci équipe nationale bi boo seetloo ci biir seetlu kenn mësta gis mu wax lu positif ci Sadio Mané bu ngeen seetloo ci ay discours am wala souvent buñ ko laajee Sadio Mané actuellement duma moroomam lay wax nangam ak nangam duñ sax tontu affaire rivalité voilà affaire rivalité yooyu te mosoo leen a gis Sadio Mané aussi di wax ci El Hadj Diouf wala ngeen gis leen ci image ñoom ñaar ak yeneen i cadre yoo xam ne mën nañu ko tudd El Hadj Diouf mais loolu est-ce que du 2000 génération 2002 on a vu Henri Camara également waaw loolu yàgg na xam nga luy ay kii di wax nii parce que moom dafa nekkoon foo xam ne presque benn joueur Sénégal nekk fa woon mu jël ballon d'or jëlaat ko
Henri Camara bu déggal Sadio Mané bu ñëwee ba moom xaw a tolloog moom foofu rek genre jalousie dafay daal di dugg waaye nag hélas na gëm yàlla ne yàlla mooy dogal mais fi mu toll nii kii di Sadio Mané romb non même bu du temps sax Sadio Mané ci wàllu performance romb na El Hadj Diouf niveau mondial ak lépp lu mu def El Hadj Diouf defu ko loolu moom dañ koy nangu rek sport noonu moom la mu fi defoon ñoom Bokandé defuñ ko fi ainsi de suite li fi Bokandé defoon ñoom kii def man di ko Ahmed damaa bëggoon man ban problème la génération bi 2000 am ndax non pourtant du génération 2000 Aliou Cissé mais ñu ci ëpp non par exemple Henri Camara ak Aliou Cissé bon am na ñenn ça ne date pas d'aujourd'hui Henri Camara Aliou Cissé Amdi Faye ça ne date pas d'aujourd'hui ak ndam si yàlla Pape Bouba Diop mais par exemple beneen camp bi les Salif Diao les Habib Beye les Fadiga c'est des gars de Aliou Cissé ñoom ils soutiennent pleinement Aliou Cissé boo seetloo sax dañuy éviter di wax ci équipe nationale parce que dañ koy soutenir ci staff bi sax gis nga fa Lamine Diatta Omar Daf mu ngi fa woon Tony Silva mu nga fa ñooñu c'est les amis de Aliou même bi ñu nekkee équipe nationale clan yooyu sànq li sëñ bi doon wax seen jamono ñoom bokkoon na ci responsabilité El Hadj Diouf xaaj bi mu xaajoon équipe bi defar clan wu boppam ak ñu ànd ak Aliou Cissé defar seen camp bopp te loolu moo wëy ba ci performance yi bien sûr mais moom mu ngi ci équipe bi te neexoowul ak waa équipe bi muy staff bi muy joueur xam nga loolu mooy luy honorable di wax vestiaire dafa am solo ci équipe des fois vestiaire bu effrité woo rek mun naa yàqal lu bëri stabilité équipe te stabilité équipe moom bu amatul rek confiance day xaw a manqué bu confiance manqué gagné day jafe te boo gañewul nag mënoo jël benn coupe donc dañuy continuer rek ci li nga xam ne mooy wàccaayu CAN bi ak ki nga xam ne mooy Ismaïla Sarr nag xam nga dafa blessé woon nekkoon ci blessure mu amoon benn xëccoo diggante Watford équipe am bu nekk fële ca Angleterre ak li nga xam ne mooy staff bi ñii ne duñ ko bàyyi ñii ne dina ñëw ak yooyu dinañ traîner nu mu tuddati Watford au niveau de l'instance dirigeante du football mondial muy FIFA finalement nag démb jóge woon na fële ca Londres ba rejoindre na sax si xibaar yu ñu jot a jot nee nañ rejoindre na fi mu toll ni CAN bi nu mu tuddati tanière bi donc ba war na mun a bokk ci ñi nga xam ne dañuy dem fële ca Cameroun dina football wala du football nag foofu la kii bi nekk ndaxte boo toogee un mois nekkoo ci compétition entraîné woo dina jafe lool pour nga rejoindre at groupe de performance bi donc dañ koy xaarandi peut-être au minimum ci 8e wala quart de finale yi sax xam naa te est-ce que buy ñëw sax performance bu mu war a mun a am dina ko mun a indil ci équipe nationale bi donc la question se trouve à ce niveau donc buñ jógee ci Ismaïla Sarr rek dañuy ñëw ci sànq kii brossé na ko un peu mooy coupe bi ren li muy war a jural nu mu tuddati ku ko gagné donc booy xool ren xaw na yokk tuuti waaye 4 millions de dollars lay doon donc muy environ ay 3 milliards ak yooyu noonu donc du xam naa ne sànq honorable mu ngi koy wax du somme boo xam ne xëj na bëriw lool te bu ñëwee fédération ñoo koy gérer xëj na sax du tolloog lu ñuy dépenser ndax booy xool fan yee passé rek wax nañ ne lu tolloog 5 milliards dinañ ko dépenser pour li nga xam ne mooy CAN bi ci diggante yor jour yi ak yu demee noonu honorable yow loolu amul 5 milliards Sénégal mënu ko dépenser ci un mois ci suyeer yi seen dem seen dikk seen lekk mënut a am moo tax chaque jour que damay faral di wax ni dañu war di auditer li nga xam mooy fédération Sénégal football parce que xaalis bi muy génne dafa jéggi dayoo. bii sax état bi la xaalis. waaw xam nga non xam nga état léegi dafa jël en charge ci suyeer yi. mais bu xaalis di dugg du dugg ci fédération maanaam ci du dugg ci état bi ci li nga xam mooy fédération lay dugg. ndax xam nga man dafa am loo xamante ni dama si d'accord gis nga maanaam mbirum football kenn mënu ko politicien te Matar Ba mi ko yor parce que juróom-ñeenti at a ngi nii mu yor ministère bi te moom mi nga xam ne mooy ministre de sport li nga xam ne moo dal président fédération moom moo ko dal nit bu ñu la dénkee dara nga yor ko juróom-ñeenti at mënoo am maanaam résultat fi nga bëgg ak àggoo fa pour jël coupe mënoo ko am da nga war a bàyyi ministère boobu wala ñu dindi la fa bi mu ñëwee. honorable saa ay football bi la gañewul de. dama ne équipe A. parce que ministre des sports la tamit du ministre football de. football équipe A moo échoué peut-être mën nañu wax loolu. mais sport bi moom. bëre bi mu ngi jël coupe d'Afrique basket bi mu ngi gagné ay trophées. dégg Macky Sall wax ci beneen football bu dul équipe A man moo ma concerné muy coupe bii ñëw Sénégal parce que dafay indi. tension sociale bi lay wàcce waaw mais les sous li ma soxla dañu am loo xam beach soccer ak beach soccer mooy loolu
non moom nee na équipe A bi moo ko voilà vitrine sport li nga xam moom kay honorable ndax xaalis bi nga xamante ni moom mooy dem à 95% ci fii la jëm. d'accord moo tax dañu war a auditer fédération bi dañoo war a tamit càmbar auditer ministère bi ndax augmentation bi bii ñu ko jox parce que bii nii jox nañ ko parce que 3 milliards augmentation budget loolu bu fekkente ne yow yaa ngi génn nga ni 5 milliards kan mooy contrôler 5 milliards yooyu ci ay valise la ñuy def xaalis bi yóbbaale ak ñoom ba pare bu ñuy dem dañuy seet seen i copains ak seen i copines yóbbaale leen. ku si mel oui dama si am na Abdou Mbow vice président assemblée nationale bu Matar Bay dem da koy yóbbaale si ban condition la koy yóbbaale te xaalis réew mi la nga fayal te député la vice président assemblée nationale la bi ma ko interpellé assemblée nationale lan la ma doon damay dem Matar dama yóbbaale maa mooy ànd bu la neexee bu la naqari ak si nguur gi laa bokk yéen a loolu moo war a jeex ci nguur ci réew mi mooy di dem as coupe d'Afrique jël hôtel boo xamante ni tey xaalis bu ñu koy fay jël ay politiciens yëpp yoo xam ne ay APR la ñuy doon ànd ak yow bu ñu demee sax ñi nga xam dañoo nekk opposition seen xol di bon sama naata équipe bi du gagné. waaw ñu continuer rek ci xibaaru yi nga xam ne mooy suñu Lions sànq mañoon yaa ngi koy wax donc ñi nga xam ne ñoo am parce que bi ñu jógee démb si remise drapeau bi rek dañoo waroon continuer directement fële ca Douala waa Cameroun continuer Bafoussam waaye malheureusement mujjut am ndax dafa am 3 jours yoo xam ne dañoo am Covid mooy kii di Mamadou Loum Ndiaye Habib Diallo ak Salif Ciss donc loolu bu amee forcément dina am ay d'autres cas suspects ñoo xam ne ay cas contact la ñuy doon ak yooyu noonu donc ba loolu tax na ñu xaw a déprogrammer un peu départ li nga xam ne mooy suñu Lions yi donc Covid bi nag équipe yëpp la menacé parce que comme monde bi nu mu menacé monde bi rek bëri na ay internationaux yoo xam ne fi mu toll nii chopé nañ le virus donc mais dañuy ñaan rek xëy na du yàgg. seen folklore bi démb aussi est-ce que favoriser wul sax li leen dal. folklore bu am ca pale. waaw non gis nga man même pale man remise de drapeau yi même man nuñ koy joxee. dama ko contre. parce que mënoon nañ bàyyi folklore bu ñu ciy def. dem rek benn média RTS filmé ko ñu dem kii bi def fa les joueurs ak staff bi dem rencontrer le président jox leen drapeau bi jox leen signal ñëpp jël mais ñi ñëw anciens yee ñëw façon bu ne ñëw ñu daje fa rumbum lu waaw ñu meeting lay doon rek en quelque sorte man démb lii dama toog foofu ci biir palais bi di koy wax ak sama yenn collègue ma ne leen lii man je ne suis pas d'accord ni ñu koy defee nii daanaka folklore la meeting la donc bu ñu jógee ci gayndey rek ñu ñëw xibaaru tàggat yaram local ak li nga xam ne mooy lamb ji am na benn vidéo bu ñu waroon a dugal balaa ñoo dem Europe am na benn vidéo bu waroon a jàll waaye malheureusement parewut mooy kaaw Balla Gaye 2 ndax xam nga depuis keroog dafa am ay kàddu yu bëri yuy jub ñenn ñiy inquiété wu un peu ci ñi ko wër par rapport ak combat bi mu génn ndax ay ñoom Baye Ndiaye ay Aziz Ndiaye ba affaire bi mi-temps jotee dañuy gis ne daanaka du ay technicien làmb ñoo koy jege di ko conseiller ak yooyu noonu ba amoon na benn vidéo xam naa dafa yembut moo tax pour ñu dugal ko ñu bëri ci waa Géejawaay ak ñooñu di naqarlu ne loolu nag bu nekkee Balla Gaye 2 dafa bëgg a jëlaat ay nu mu tuddati formam yam amoon ak performance yam doon def foog mu delluwaat ci ni nga xam ne noonu la doon doxalee di dem contact di dem waaye bii nii combat nee nañ gisuñ ko sax mu contact lu bëri ba booy xool condition physique am sax dafa mel ni dafa xawoon a des ci làmb jooju. waaw man de déglu naa interview Bombardier. ki ko doon interviewé laaj bu am solo ne ko lan nga jàpp ne moo manqué woon sa adversaire ci combat bi mu ne xaw ma nu mu préparé. mais physiquement des na parce que bi ñu amee roofaloo bu ndaw ba ma jàpp ko. ni mu doon noyyee c'est énorme xam na ne mais il a raison. nee na surtout ci asam nee na as bi Balla Gaye am. warul def benn contact boo xam ne matul 5 minutes. muy noyyi yenn noyyi ba bi mu ko bàyyee bëggatul dara ci jàppante bi. mais wax na dëgg. looloo feeñ ci combat bi te loolu nag wax dëgg yàlla c'est anormal. ci professionnel mais gis nga bu la caméra yi wonoon ci suuf biiru gars yi nu ñuy noyyee nga xam ne kii. sonn na ba boo gisee contact bi mu ko doon éviter te loolu la te même moom sax am na liir naa fi benn interview nga xam ne presque lamb ji jege si woon na muy wax fi mu toll ni commencé gut contact gut lu ci bëri parce que dafa am stratégie yu muy kii ak yooyu mais xam na ñëpp xam nañ ne contact
ci làmb contact boo defee contact mun nga entraîner fii suba ba ngoon mais benn contact boo ko defee rek boo moytut sa suuful dina wàññeeku lu bëree bëri ñëpp xam ne contact moo yor làmb donc bu fekkee ne privilégié woo contact loolu ça Bombardier il a beaucoup travaillé sur ça. mais bien sûr surtout que ak MMA ñaari ngandi nit ñoo ko doon téye muy contact ak ñoom ñaari ponkol yu toll ni moom Bombardier di contact moom man bi ma gisee entraînement yi dama ne avion ba mu gisoon a tax muy def li mais bien sûr mais dafay jàng xam ne internet gis na waa ji xëcc avion def ko loolu moom amul moyen avion mu jël ñaari nit ñu toll ni avion di leen bu moo tax bañ jàppante loo ci gis Balla Gaye jéem na lu ne malgré différence d'âge bi mais mënulul dara Bombardier parce que kuy ñaari nit di song di la pousse mënu laa yóbbu ponkol yu toll ni Balla Gaye di la pousse mënuñu laa yóbbu xam nga gis nga làmb ji làmb business la maanaam business bu amee bëri du am c'est-à-dire ñoom mais honorable bu ko jiiñ Macky nag Balla Gaye soxlawul maanaam maanaam population kontaan ci li muy def moom li mu soxla mooy ni si génn am xaalis bu dem yoonam fi mu toll nii loolu lay foofu la fi mu toll nii loolu fa la toll respecté wu Sénégalais yi parce que mënuñ leen di fay kenn ku nekk parce que téeméeri million ci même pas 30 minutes ngay am sa téeméeri million Sénégalais dagg seen bee ñëw seen xol bégul kooku yaakaar naa ni àq la quoi il faut que ñu seeta gis nga làmb man ba ma doon gouvernement bi damay tas làmb dama ko tas parce que man ba ma laajee rek moo wax li tax ñu war ko tas parce que da ngay xool benn kili rek ñoo fi nekk di am xaalis ñi fi des yëpp amuñu daal nañu ko organiser def ko maanaam genre fédération wax ni ñii ñooy bëri dóor ñii ñooy bëri simple ñii ñooy bëri tradition nangam ñu ni kat weer wu nekk am na nangami bëri traditionnel am na nangami bëri dóor am na nangami bu ko defee loolu c'est une fédération lay doon boo xamante ni dafay am lu ne si kaw loo xam moo leen di tiim. genre championnat de lutte par catégorie ñu ne plus de 100 kilos yi. seen championnat nga xamante ni léegi aussi montant yi du passé 30 millions. su boobaa nit ñi doon dem bëri ji mais duñ bëri pour xaalis dañuy bëri pour xam ni lii suñu aada la Sénégal ñoo ko soxla. honorable xaw naa boo génnee fi mbëri koy la de. mais bu boobaa ndax xam nga tax fédération bi mooy organiser combat waaw xam nga dama ne la maanaam c'est-à-dire maanaam fédération moom moo ko yore ndax fan la ni CNG bi ko yoree dañ ko war a def fédération man loolu laa gëm. waaw loolu lañ doon laaj. bu ko defee ñu tasaare ko ba nga xamante ne région yëpp dana fa mën di organiser. am ay championnat tey jii arène nationale bii nii nga xamante ni tey dañu ko may dañu gis seen ko 35 millions lu ñu ko jëndee fekk dañu ko may don la nga xool ñu fay bëri ñan lan combat yu mag rek loolu dafay mel que ne dafa am ñoo xamante ni ñoom ñoo moom bëri bi. am ñoo xam ndaw ñuy bëri avant combat mag bi mais bu combat mag amul loolu du am. waaw effectivement. loolu lañ war a dindi ci réew mi. am na jamono moo tax ma bëggoon dinaa ko wax. Matar Ba wala. Matar Ba ñu jógee ci kaan bi xalaat bi ma am ci làmb ndax dama si am ñoo xam ni dañu aju si man am si ay militants am si ay talibé ñu si baree bari di ma wax seen i jafe-jafe xam nga man bu fekkee ne dama nekk député anniversaire maanaam boo xamante ni maanaam Sénégal yëpp laa ko fi ginnaaw moo nekkale Touba kenn ku am jaaxle ci ak secteur bu man di doon da ngay def rek mën naa ko mën a faj parce que bu ma si waxee état bi dana ko faj loolu yàlla dogal heure bu ma waxee dara état bi def loolu parce que état xam na ni man mi wax ak ñoom dama wax si cadre population bi waxuma pour sama intérêt bopp loolu moo tax dinaa ko wax solution yi ñu mën a teg ba lii nii du am parce que kii nii ci yoon moom daan ko woon daana ko ndax gis naa ñu jël ko daana ko métti si ginnaaw saako waaw loolu ñu woote waat ma gisaat beneen boo xam dañ koo dóor ba mu génn saako yi ñu woote waat ñaar yëpp ay jël la te gis naa ne joxuñu ko woon maanaam ko jox avertissement léegi nag loolu lépp nag am jàngat la ndax am na ñoo xam ñoom la ñuy favoriser am ñoom favoriser wul leen te loolu xam naa ak parparloo quoi. voilà jërëjëf am na si ñoo xamante ni tey maris fi mu doon nii tey voilà moom la mu fa am fi mu doon nii ci ay bien ci lamb loo ko am yoo xamante ni bàyyi na lamb ne fi ne mi ngi def di def ay di tabax ay station fi mu toll ak yeneen ak yeneen maanaam da nga siy dugg am si tur business am si alal dem sa yoon te loolu nag population bi duñ si am waaw loolu même booy business tamit nag ci jox akam lu ca war ndax promoteur yi wala amateur yenn mbër yi nga xamante ni am nañ jom quoi mais ñii moom kenn voilà non mais honorable wax na dëgg gis nga li muy wax ni sax écart mooy mbërëm moom écart ci mbëri maanaam ku Sénégal yi ànd rek
écartu cachet yi ci mbër yi. jëmoon na fi ba nga xam ne ni dafa doyoon waar da nga doon gis ñuy fay mbër mu mag 100 millions. mbër mu ndaw ñi nga xam ne ñooy gën a neex ay combat ak yooyu ñu leen di fay ay 50 000 ak ay wala jaayal billet yi waaw voilà yu demee noonu. boo jaayee billet yi nga jël donc loolu ça pose jox problème. la bolok nga war a combat di wër ci kon di jaay ay ticket. daa mas a ànd ak sama benn xaritam Balla Beye la. Balla Beye. Balla un wala deux. mooy Baboy. Baboy la mas a àndal ñëw sama kër après am benn ku mu luwee si kaw 4e étage bi mu ñëw di ko seet man dama ni tay caméra bi rek seen maa ñuy wàcc escalier yi ma woo kii ne si kaw ma ne ko waaye kii lu muy wut fii mu naa mën na seet ma ne ko nekk kuy bëreeti mu dugg sama kër maanaam loolu ñuy def ñooyu mais en tout cas maa ngi leen di nuyu à passage xam ni réew mi ñëpp affaire sëriñ bi ak yooyu. déedéet sax du yooyu sax mooy yeneen yi rek yéen misaaw yi dañoo gëm dañoo ñu gëm continuer Aliou ñu dem international dañ koy commencé nag Inter ak li nga xam ne mooy Liga 19e journée am na sa championnat bi nga xam ne lundi da doon am suite 19e journée bi donc Villarreal moom dafa dóoroon Levante ak benn but ba nga xam ne Boulaye Dia suñu joueur bi moo ko dugal def aussi benn passe décisive donc Athletic Bilbao moom tam dafa dóoroon Osasuna Cadiz Séville moo ko dóor 1-0 donc loolu indi na un peu xam naa benn changement ndaxte même suñu équipe bi Villarreal équipe bu Boulaye Dia bi xaw na yéeg tuuti ñu xool classement Espagne ginnaaw bu ñu boucler 19e journée bi fan la toll Ahmed sa équipe bi ba tey mu ngi ci kaw donc des am 46 points Séville moo ci topp 41 Betis am 33 points donc tey ñu dem tey ci programme bi nag am na ay match yu war a am wala boog suba ay demi-finale yi nga xam ne fële ci Angleterre donc gis nga ko demi-finale aller li nga xam ne mooy League Cup mooy comme Coupe de la Ligue foofu ci Allemagne match bu mag nag moo fa am mooy diggante Chelsea ak Tottenham donc fële ca Angleterre sa Italie kii Espagne Coupe du Roi 16e de finale yi donc li nga xam ne mooy Linares moom ak FC Barcelone sa équipe bi tamit Real de Madrid day jouer moom ak Alcoyano donc loolu alxames lay doon bu 18h30 jotee ak bu 20h30 jotee foofu ca Espagne donc loolu moo ndar képp xibaaru tàggat yaram yi amat. merci beaucoup Ousmane Diko ma koy jaajëfal bu baax a baax